jërë ngeen jëf administrateur bu Pastef Birame Souleye Diop Pastefam des na sursoi nañu moom kay ñaaw na ci xare bi ndax nee nañu boobee ba léegi ñoo ngi koy wër mu réer mër démb def na communiqué ci page Facebook am di ci xam le ne dawul làqwul bu ñu ko convoqué dina wujji yéenekaay bi nañu te moom Birame Souleye Diop mi wax loolee jabaram di Patricia Mariam Gamdul ñetti fan ngi ñu tëye ko police jëkkëram di Birame Souleye Diop tegu fa tànkam nee na moo fayoon ab téléphone am ba kenn mënu koo jot ndax dafa am ci yu mu ne woon sursoi di laaj jëkkër ju responsable jëkkër ju way jëkkër ju mat ci lan la war a mën a nekk lépp farata liberté jabaram nan la góor xaraas yi mën a nekkee ci keex gi ba noppi di bàyyi jabaram ci naaj wi l'observateur mel ne ku naan ñu day wax lu ko neex rek journal bi nañu donte wax na ci page Facebook am ne dawul demul fenn terewul alkaati dig di division investigation criminelle yi ñoo ngi koy wërte gisuñu ko démb rek alkaati yu dig yi gàddu woon nañu convocation demoon këram doon ko yóbbul waaye gisuñu fa luy nuroog Souleye mbaa Biram mbaalu sant Diop yéenekaay bi nañu bu demalul boppam wuy ji waa dig ci guddi gi baa waa dig dem jëli ko ci guddi gi kon mën nañu ne waa dig gisaguñu ba léegi Birame Souleye Diop li yoon bëgg a lijjanti ak moom ba tax ñu soxla ko yéenekaay bi nee nañu moo di dafa am ay kilifa yu nekk ci réew mi yu ñu yónnee ay message di leen ca tëkku ak ñoo xam ne dañu leen wax ne ñoo ngeeg seeni image yoo xam ne bés bu ñu ko génnee àdduna bàyyi leen te bu ngeen deful ndànk danañu ko siiwal l'observateur nañu ci enquête boobee ci la ñu jàppee woon xale bu jigéen bii di Fatoumata Traoré bàyyi ko ci la ñu tëyee Patricia Mariam Gandoul ci la ñu jàppee Abbas Fall ci la ñu jàppee Alioune Badara Dia ci la ñu jàppee Bawar Diagne ba ci Fatima Mbeng mi nga xam ne moom ñax gu wow moo lakk-lakkaale ko ca jàppe gi journal bi nee nañu yemul foofee ndax am na ñeneen ñu tegaat loxo ginnaaw bi ba ci jàngalekat bu nekk ca Sédhiou kii waral coow leeg mbambuli di Ousmane Sonko Le Quotidien nee nañu ma nga woon démb ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru waaye la ko fa toppoon ci mbooloo ci université ba kenn xamul nu mu toll dafa bari woon ba jéggi dayo étudiants yi dagg defum diiraan daar ko di ko tàccoo ko bravoure Vox Populi ne ko ak naan ko Sonko président la ko yóbboon ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moom Ousmane Sonko Vox nee nañu moo di ci étudiants yi koy jàppal tànk da ci am ñu amee woon i gaañu ci manifeste yi fi woon keroog ñooñee la Ousmane Sonko demoon seeti leen ngir masawu ji leen journal bi nañu waaye nag ay adversaire moom Ousmane Sonko mayuñu ko dara ne démb ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru fu mu leen romb rek ñu di ko yuuxoo topp ko naan ko violeur bi tapette bi demal wuy ji justice Walf Quotidien nañu Ousmane Sonko violé na ba xolam sedd mesure barrière yi ñu teg ngir xeex ak mbas mi borom mbas mi di Ousmane Sonko journal bi nañu ba mu demee démb ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lu raw rassemblement moo fa amoon Walf gise ci ne Covid-19 bi ñuy xeex dana yeex a jóge ci réew mi ndax kilifa yi war a wanew yoon ñoo njëkk a jàddoo yoon moo taxit feebar baa ngi fi di ñu bëgg a rey li ñu jàpp ne moo ko fi mën a jëlee di ñàkk yi anki dina kay nee nañu yi ci Sénégal jot a jot ñu toll ci 200 junniy ñàkk talaata ji di ñëw yemook 20 fan ak ñett ci weeru février ci la ñu koy tàmbalee ñàkk nit ñi la Sénégal di dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkk ba dañuy wax ne ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr moo ko wax démb ci télévision nationale Sud Quotidien nañu wax ji du kañ la ñuy ñàkk nit ñi waaye wax ji moo di fan la ñuy jaar ba nit ñi nangoo dem ñàkku ji sociologue bii di Djibi Diakhaté moom ak Mademba Ndiaye di spécialiste ci wàllu communication ñoo ngi wax ci xët mu njëkk Sud Quotidien fa ñu jàpp ne fa la ñu war a jaar bu ñu bëggee nit ñi dem ñàkku ji ginnaaw ñàkki chinois yi yegg si ci réew mi l'observateur mi ngi ñuy wax ne état bu Sénégal mi ngi lijjanti yeneen i vaccin yoo xam ne ca réewum Russie fa la ñu leen war a defaree ñu def demi tour dem ci journalisé ko ubbil yéenekaay bi Moustapha Diakhaté mi dëkkee yàkk Macky Sall ak nguuram lu mel ne xeme dëkkee leen a wax lool weñ wu ca dalde journal bi nee nañu moom Moustapha Diakhaté gis nañu ko démb moom ak première dame di Marième Sall ñu mel ne mburóokum soow ca kër Doudou Wade fa la ñu leen gis ne première dame moo fa demoon doon jaale ji Doudou Wade yéenekaay bi nañu ñu bari ba ñu gisee Marième Sall mu ànd ak Moustapha Diakhaté mbetteel la ñu ci am Moustapha Diakhaté moo gunge première dame moo ko introduire moo ko waxal kon Covid-19 di mbas mi talaata bi ñu dégmal lañ koy tàmbalee ci mim réew di ay cadre ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi lu toll ci 20 enseignants day jàngalekat ñàkk seen bakkan ci mbas mi directeur bu communication ak formation ca ministère bu éducation nationale moom dafa jàpp ne yooyu la kaddu yu Abdoulaye Ndoye bu CUSEMS amul mu jàpp na nag benn enseignant kot moom moo ñàkk bakkanam ci mbas mi di ay leeralu Mouhamadou Moustapha Diagne Ousmane Sonko ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ni ki démb nag di ab déplacement boo xam ne dafa daal di xaajal ñi étudiants yi ñi fa rek moom jàpp ni loolu rafet na ndax dafa ñëwoon foofu ngir xool daal étudiants yi amoon ay gaañu-gaañu ci ay manifestes yi fi amoon ci ay bés yi ñu weesu étudiants yi fa rek APR nag jàpp ne kii di Ousmane Sonko waruñu université fañ koy xaar mooy ci kanamu enquêteurs yi ñaareelu pàcc xabaar yi tàggat yaram ak yéene kay Mamadou Mouhamed Ndiaye ci technique bi Abdou Thiam ak Yacine Pouy asalaamaaleykum. dañ koy tàmbaleek njiitu réew mi doon jiite niki démb ab réunion bu ñu jagleel projet bu jëm ci tabax ab polyclinique ca hôpital principal bu Ndakaaru muy nag ab bërëb bu fajukaay bu niveau 4 war a nag joxe bépp service bu ñu soxla ci wàllu santé ak yeneen i soxla ci wàllu médical mission boobule polyclinique nag mooy fexe daal ba gina taxaw doomu Sénégal ci paj mi ñu bañ rek saa su ne ñu leen di yóbbu biti réew day cadre ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ne campagne vaccination
vaccin lañ koy tàmbale ni ki taata bi ñu dégmal ñeel li di mbas mi mu wax yooyu lekkat nag ni ki démb ca RTS mu sax jàpp na Sénégal mu ngay xaar ci ay fan yi ñu dégmal yeneen ci ay vaccin yu ñeel cadre initiative boobu di COVAX ñu déglu kii Abdoulaye Diouf Sarr. Ce qu'il faut noter en termes. waaw ci wàllu date nag li nga xam ne ni moom moo gën a jàmp altine dañuy installer comité de suivi bi yor wàllu contrôle opération yi nga xam ne ci la ñuy defee ñàkk yi démb sax lu am solo su ngeen fàttalikoo ci discours njiitu réew mi mu wax ko mu di wàllu transparence leeral lépp ñu def ko nag ci rigueur ci wàllu niveau national comité bi nag suñ ko installé talaata la ñuy def kon lancé li nga xam ne ni moom mooy campagne bi ak dispositif bi nga xam ne ni moom moo ko war a gunge yépp nag gouverneur yi ak préfet yi dinañ am ak ñoom aussi waxtaan ak réunion ndax li ci des ñoom ñooy defal liggéey bi ngir mu war a law ci réew mi yépp. Transparence et dans la très grande rigueur. vaccin bi ci anti ñeel mbas mi nag yegsi na ci mim réew ñu war a sax tàmbale campagne mi maa ngi ko wax léegi taat bi ñu dégmal professeur Daouda Ndiaye dina ko doomu Sénégal yi daal bañ a dëgër bopp ñu fexe daal ba dem ñàkku ji bañ a tamit nekk fii di coow ndax loolu jujur dara professeur Daouda Ndiaye nag ma ne woon foofu ca Mbour fekk foofu nag ay kilifa yu taxawu daal ngir sensibiliser askan wi Abdourahmane Diallo. Sénégal daal na jot dosam bu njëkk ci vaccin yi bu ñu sukkandikoo ci pharmacien bi di parasitologue mu xamle ni lu jëm ci wàllum xeex mbas mi vaccin bi doon na mbir mi nga xam ne mun na sauver ay bakkan waaye tamit koom-koomu àddina bi professeur Daouda Ndiaye. tool yi bëri na ci nopp mais jamono ji may ñaan yàlla li may ñaan mooy ku ci nekk ci ñun yëg ci kaw auteur xam ne nekkatul débat baax nag baaxee li moom jëli na ko ñëw na rek na ci ñëpp jàpp mu teg mu baax parce que bu baaxee ñun la baax na mais nekkul ñu jamono joo xam ne polémique la. pour man affaire boobu débat ba dañu ko war a dépassé léegi en tout cas li ma gëm mooy moom li ma gëm ne moom la gëm ba yëg ko ñu bëri yaakaar ko il faut ñoom solution pour jeexal mbas mi et ñëpp xam nañu ne vaccin dafa yàgg bokk xeex ci wàllu wér-gu-yaram. député bi nekkee ci département bu Mbour moom it lu nu rag li ni mel la daal di wax Pape Songe Diouf jàpp ni dañu war a sensibiliser askan wi pour ñu dem ñàkku ji. tey jii nag bu ñu dépensé alal ju toll nii pour lan pour nit ñi delluwaat seen activité pour lan pour nit ñi delluwaat si ay dem leen teeg dikk bi. économie bi war a demaat ci kanam am naa yaakaar ne ñun suñu rôle mooy en tant que député en tant que maire ñun maire yëpp dugg ci askan wi wax leen ni ñàkku leen ndax ñàkku bi njëriñ lay indi. ci fàttali Sénégal barki démb ci alarba bi lu toll ak 200 junni vaccin daal nañ koo jot vaccin yooyu Chine la jógee bu ñu sukkandikoo ci njiitu réew mi lu ëpp juróom-benn million vaccin ñu ngi koy xaarandi ci bés yu ñu jëm nii RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. ñaareelu vague bi nag moo gën a doy waar ba njëkk di mbas mi nag ndax ay jafe-jafe ñu ngi koy gis fu ne fa ca mel ni Mbuur ñi nag di kilifa ci l'école yi ñoom daal ñu ngi def lépp ba élèves yi daal di respecter mesures barrières yi Ramata Anne. waxtu noppalu laata ñuy tàmbaliwaat ci buntu l'école bi ñu ngi tase ak ay ndongo bi ñu génnee ci daara bi rek la ñu wàccee seeni masque. yow ana sa masque yow. lu tax takkoo ko. dara. masque pour takk la wala pour poche. Abdoulaye Kor Diop di directeur daara ji di ñu xamal ni ku farlu la ci wàllum topp digle kër docteur. élève bu nekk di nga takk masque soo dee xasee dugg ci école bi bañ ci génn école bi da ngay takk masque devant classe bu nekk am nañ ay raxasukaay yoo xam ni dafa ànd ak saabu maître bu nekk mooy taxaw buntu classe am dama ci suba gi ba ñoo dugg ñu raxas suñu génnee récréation aussi ba ñoo duggal dañuy raxas seen loxo yi classe bu nekk aussi def nañ fa benn butéelu gel ce qui fait que ñoom suñu wàccee 13h suñu ñibbi ñu defal leen butéelu gel suba teel gu nekk am na benn maître monsieur Ka buy taxaw ci bunt bi yore thermoflash bi élève bu ñëw danañ xool sa température ba pare exiger aussi ñu takk masque yi. directeur bi di xam ne ni ndongo yi ci école bi lañu gën a mën a muccee ci jàngoro bi que ci seeni kër. donc foofu mooy xaw a nekk problème mais au niveau de l'école man li ma gëm mooy xale yi nii mën a amee sécurité sanitaire ci école yi amuñu ko sanitaire ci seen kër yi parce que ñëpp ci ay kër lañ dëkk xam nañ xale yi ni ñuy doxalee. ci beneen daara foofu directrice bi di dalal xel yi itam ci toppum digle kër docteur. bu dee ci côté élèves yi bu ñu ñëwee école suba si dinañu raxas seen loxo yi ndox ak saabu aussi dinañ respecter seen mesures barrières yi ku nekk di nga takk sa masque dinañ toog sorianto tuuti ñu ngi koy respecter daal comme nu mu waree. ñaareel wàgg bu corona bi doon na lu bett ñu bëri wante fii ci Mbour njiitum daara yi jël nañ seeni matukaay ngir wàllante bañ a am ci biir daara yi. Ramata An Mbour RFM. Ramataan foofee ca Mbour juróom-ñetti waxtu teg na fa juróom-ñaari simili. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla.
ñaar fukki enseignant yu ñàkk seeni bakkan ci mbas mi loole nag di ay kàddu Abdoulaye Ndoye jiite CUSEMS waaye nag Mouhamadou Moustapha Diagne ne loolee amul boobule xibaar wérul moom mi di directeur bu formation ak communication ca ministère bu éducation nationale nag di leeral daal ci ñoom ñooñee kenn moom moo ci ñàkk bakkanam ci lii di mbas mi ñu déglu leerali Mouhamadou Moustapha Diagne ci téléphone Fama Dione. loolu secrétaire général CUSEMS monsieur Ndoye wax damay wax ne ministère bi dëgg-dëgg wax na ni ñoom dong la engagé parce que ba fi may wax ak yow benn cas wu décès la ñu am te ñu ngi ko enregistré fële ci Toubacouta te muy benn directeur d'école bu fa décédé woon te ba mu amee aussi informé nañu population loolu nag CUSEMS wax may wax communauté éducative bi yëpp leen dañ ko wax rek pour déstabiliser jàngalekat yi bëgg jàngalekat yi découragé si jàngalekat yi wax dëgg yàlla bi mbir mi commencé ba léegi ak Covid bi mais ñoom xam nañu ne ñoom dama nekk ñu fonction publique médecin yaa ngi fi infirmier yaa ngi fi sage-femme yaa ngi fi yeneen policier yaa ngi fi doyen yaa fi ñëpp xaw pour suñu réew mi malgré feebar bi ñëpp taxaw donc lu mel noonu soo amee dañ ko bëgg a def pour déstabiliser jàngalekat yi wane ni donc jàngalekat yi ñu ngi faatu ñu wane ni aussi dañoo war a tëj école yi mais li ma leen di wax mooy non seulement déclaration boobu amul mais amul lenn lu mën a wax ak fi ñu ko mën a waxee lu tax ñu tëj suñu école du loolu moom bay boo ñu xam ko ñuy ñaaxaat ñëpp nag ñu def attention ci déclaration yoo xamante ne bi jugewul ci ministère de l'éducation nationale jugewul ci état du Sénégal. ñi nag di ay enseignants yu lycée bu Richard Toll ñoom dañu mel ba futu lool ndax dañoo wax ne daal amuñu ay jumtuwaay yu tax ñuy wax ci wàllu pédagogie yokku ci ay jafe-jafe mu di ay ñàkkub jàngalekat foofee ñu sax daal tàmbalee mer li ñuy wax mouvement d'humeur ngir woo kilifa yi ñu daldi ci ndey saafara ñu déglu ci nag kii di Assane Diop yoroon seen i kaddu ci micro bi Modou Diagne. lycée de Richard Toll effectif yi bari na lool soo duggee ci classe yi pratiquement ça fait plus de 80 élèves mais lycée de Richard Toll salle de classe bu élèves yi jàngee sax amu fi dañu obligé 3 sites ci la ñuy nekk da ngay gis prof boo xam ne day am cours 8h 10h Orstom 10h midi moo am cours fii nouveau site midi 14h moo am cours ci loko ak APES yi parce que ren bi ñu jotee élèves seconde yu bees amuñu woon ay salles yu ñu leen def conseil départemental moo mujj loué ay salles ak APES pour xale yooyu am fu nu jàngee situation boobu nag dafa nekk situation bu métti ci jàngalekat yi loolu moo tax résultat wu lycée de Richard Toll chaque année day continuer di wàcc waaye problème yooyu yëpp nag dañu ciy boole li ñuy tuddee professeurs yoo xam ne doyuñu mais non seulement professeurs yi doyuñu mais li nga gën a yokk mooy IA de Saint-Louis daf ñuy jël ay professeurs yoo xam ne du leen remplacer te li ñu gën a métti mooy problème yi nga xam ne ñoo ngi koy jànkoonteel dafa mel na autorités yi sax en réalité xamuñu problème yu am lycée de Richard Toll wala wane woon ci cawarte pour régler problème yooyu problème yi ma leen limal nag waruñu cee mën a fàtte également problème yi nga xam ni suñu collègue EPS yi moom la ñuy confronté Richard Toll rek ngay gis élève bi jàng de la 6e à la terminale du xam lu ñuy tuddee basket parce que terrain basket amu fi du xam lu ñuy tuddee handball parce que terrain handball amu fi tey li ñu def en réalité avertissement la su fekkee réglé wuñu les problèmes du lycée de Richard Toll ñun jàngalekat yi daañu jël suñu responsabilité te suñu jëlee suñu responsabilité mooy nous allons passer à la vitesse supérieure. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. di la ñu waxtaanee lu bëree bëri muy coow ci wàllu suuf ca Louga fukki hectare yu hippodrome ba woon bu ndànd nag daanaka tey nekkaan stade bu jeunesse. waral nag ba coow am fa municipalité maanaam mairie ba nag dafa jël dogal daal di ko dogate di juróomi hectare ngir ñu def koy dëkkuwaay loolu nag collectif ba maanaam bi ëmb ñii di ay sportif foofu nag ne duñ ci dal ñu jàpp ne daal loolee dafa jaaxul benn yoon ci ay délibéré Abraham Paul Pouy foofu ca Louga. ci atub 2002 lu fi nekkoon communauté rurale bu ndànd daal di def ab délibération jox ci lu toll fukki hectare ndaw ndànd yi nag ñu mun cee tabax stade multifonctionnel ñaari fukki at après stade bi nag xaajale benn partie ndaw yi ak mairub dëkk bi. dañoo joxe woon këyit ni këyit wii jeunesse su ndànd ñoo ko moom mu ni jeunesse bi amul këyit ñu jeex ba gis këyit woowu sous préfet bi fi nekkoon ñu dem ba yàgg ñu gis benn këyit bu génn bërki démboo njaay ñu ni désaffecté nañ jeunesse bi affecté waat
nañ leen 5 hectares yi kon bu ñu kenn affecté waat suñu 5 hectares nañu bàyyi ak suñu 10 hectares. suñu sukkandikoo nag ci ab collectif boo xam ne day dajale ay ndaw ay ASC ak sportif yi nga xam ne ñoo dëkk Ndande nag ñoom dañuy joxoñ baaraamu tuuma mairub dëkk bi nag dañoo ne maire bi dafa bëgg a jaay ab pàcc ci stade bi nag ay nit mun faa dëkk Ibrahima Gaye moo yor seen kàddu. mais nee na ay parcelles la koy dagg pour jox ko ay doomu aadama ñu di ko dëkke ñun nag ñu ni ko loolu du xalaat du xel mais jël ko di ko jaay ay pàcc 300 000 ay nit ñu koy dëkke ñii am ñii duñu am ñun rafetlu wuñu loolu la ñu bañ te dañ ciy taxaw. collectif bi nag fas yéene wéyal xeex bi ba fu mu yem neex moo tax ñoom lu ñu bëgg jamono ji mooy ñu defaraatal leen stade bi ni mu waree ak koppar gi nga xam ne jot nañ leen koo dédommagé jëm ci liggéey yi nga xam ne ñetteelu usine ndox mu Kër Momar Sarr moo fa jaar te daal di leen ko dédommagé mu toll ci 63 millions ci suñu koppar. suñu xaalis na ko def ci stade bi. tuuma yi nga xam ne teg nañ ko ci ndoddam jéem nañoo jokk ak meeru Ndande waaye nag mënuñu koo jot ba léegi mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga rajo Futur Média. Abraham Paul Pouy Ousmane Sonko niki démb ma nga woon ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di nag loo xam ne visite boobu dafa xaajal ñii di étudiants yi ndax ñaan ak moom dañoo jàpp ne geste bu rafet la ndax dafa ñëwoon foofee ngir nemmeeku étudiant yoo xam ne daal dañoo amoon ay gaañu ci ay jàppante yi fi amoon ci ay bés suñu weesu waaye nag ñi fare ak APR daal jàpp ne ki Ousmane Sonko du foofu mooy place am dafa war dem kay ci kanam enquêteurs yi ngir indi ay leexal Pape Mbaye Diaw. Ousmane Sonko daal di ñëwoon ci université Cheikh Anta Diop seet si yenn étudiants yi nga xamante ni dañoo bokk ci partem te nu amoon ay gaañu gannaaw ba nga xamante ni dañ doon jàmmarloog ñi nga xamante ni ñoo di takk der yi étudiant bi di wuyoo ci turu Ousmane Sonko nekk coordonnateur u étudiants yu Pastef fii ci université bokkal ci ñi gaañu di rafetlu visite bi nga xamante ni seen leader bi amal na ko foofu ca université ba. arrestation boo xamante ni dafa àndoon ak ay gaañu ñëw xool suñu ban état lañ nekk ba état la suñu situation sanitaire nekk donc loolu taxoon suñu leader bi ñëw comme jege na militant bi wax dëgg ku ci am yenn tolof wala yenn métit rek day def déplacement. étudiants yi nga xamante ni dañoo bokk ci APR nag ñoom gisewul noonu ñoom jàpp nañ ne Ousmane Sonko jamono ji li mu def fii ci université bi doonul lu nekk yoon ndaxte jamono ji mbas mi la nekk te danoo tere rassemblement yi. Emmanuel Sarr nekk porte parole étudiants yooyu mi ngi xamle rek ni Ousmane Sonko dafa war a dem wuyu ju yoon moo gën mu nekk fii di politique. ñun de Ousmane Sonko ñoo ngi ko doon xaar mu dem assemblée nationale wuyu ji commission buñ ko woo mu leeral mais talul ay leeral muy dox ci université bi nga xam ne xam ngeen ne wax nañ ci ay cas Covid administration baa ngi demandé étudiants yu sol seen masque interdire ay rassemblement moom mu ñëw politique loolu nag duñ ko ci bàyyi boo demee tilimal sa bopp ci àll bi nga foog ne université ngay setee doo fi setee. coowal Ousmane Sonko ak Adja Sarr di wéy ba léegi fi nga xamante ni moo di ci université bi ku nekk nag ak ni nga ko gisee lii di ko firndeel. tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne maa ngi la nuyu. maa ngi lay fay Seydou Mbow. yaa ngi mel ni xale ko yaa ngi am 15 ans. waaw mu ngi noonu léeg-léeg nga xaw a boy bisimilah ça va ci loo ne. sant yàlla bu baax alhamdulilah. bisimilah. basket lañ koy daal di door rek équipe nationale bu Sénégal ci wàllu góor ñi jamono gi may wax ak yow nag ña nga ca Yaoundé ngir daal di soobu ci phase retour éliminatoire Afrobasket 2021 donte nag Sénégal daal dina qualifié ba pare ci googule Afrobasket tey ji nag ci bu 10h jotee ca Yaoundé ci Cameroun nañuy daal di jogante seen natango yu Kenya si njiitalu kii di Mamadou Gueye bi di entraîneur adjoint bu Sénégal daal di wutu Boniface Ndong bi nga xamante ni dafa daal di am ab empêchement bu loolu jeexee ñu daal di waxtaane wàllu handisport di sport bi nga xamante ni waaye laago yi ñoom ñoo koy daal di def ak Jeux paralympiques yi ci wàllu qualification Sénégal nag ma nga ca wàccaayu lii di tournoi bu Tunis si googule tournoi nag ña ca am ndam dañ daal di qualifié ci Jeux paralympiques bu Tokyo Sénégal nag ñoom dañ daal di door seen regroupement ñaari fan ci weeru mars laata nag ñuy soobu ci googule tournoi fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukki fan ci weeru mars dañuy daal di déglu Yoro Niang moom moo di secrétaire général bu handisport di chef de mission paralympique bu Sénégal ñu déglu ko ci téléphone Abdou Junior. waaw tournoi Tunis loolu yëpp day dugg ci cadre préparation Tokyo 2020 ñu ngi ci ak fukki athlète yoo xam ne kenn ki déjà am na minimum A muy Youssoupha Diouf day dem rek pour am compétition pour préparer mais ñaar ñu ci nekk aussi kenn ki muy Fatou Kiné am na minimum B am na keneen koo xam ne mu ngi tudd Bouba Mamadou Ba mu ngi dëkk Mbour am na minimum B léegi keneen ki nga xam ne minimum A mooy Ibrahima Seye moomu para taekwondo la moom aussi am na minimum A moom tam ñu ngi koy waajalal ak la fédération de taekwondo pour mu préparer les Jeux paralympiques ñu ngi dem pour permettre ñi nga xam ne amoon na minimum B pour ñu gën a pousse mu ñëw rek am seen